Buonasera a tutti ragazzi, vi saluto come sempre, sono Mora e vi sto parlando da Torino. Un saluto a tutta la comunità senegalese e africana, tutta la diaspora che vive sul territorio italiano, ma faccio un applauso forte a tutti i follower che si stanno sempre seguendo sui nostri canali YouTube e Facebook. Ragazzi, siamo sempre qui ad aggiornarvi, a informarvi nell'ambito di tutto quello che c'è da sapere. Finché potremo, saremo qui ad aggiornarvi, a aiutarvi, ma anche a darvi le ultime novità. Oggi parleremo delle novità in merito sempre ai decreti Covid, alle aiuti per i lavoratori, imprese, ma anche le famiglie. Ma parleremo anche delle ultime provvedimenti del governo Draghi, gli ultimi decreti, ma anche gli ultimi provvedimenti riguardo il Green Pass, il reddito di cittadinanza, ma anche ulteriori aiuti che stanno per arrivare secondo alcune fonti. Oggi cercheremo a chiarire tutto con voi. salaamaaleykum mbokk yi, ziar naa leen, man la seen mbokk taalibe Mor Talla Sarr. maa ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen ziar fépp fu waay nekk ak li ko wër fii si biir Italie. Alors comme niñ leen koy defee saa su ne rek, donc à chaque fois que ñu am temps rek pour mën a ñëw wax leen les derniers développements par rapport ak dëkk bi ñuy dund Italie, li fi xew, donc en matière de loi, donc en matière d'aide sociale, en matière tamit des affaires donc courantes de l'État comme ni ñu koy waxee, ak lépp loo xamante ne gouvernement bi ñoom ñoo ngi koy waaj wala ñoo ngi koy tëral wala ñoo ngi koy xaatim rek, liñ ci xam yépp ñu eggee ko mbokki taalibe yi ginnaaw bi nga xamante ne bi donc parti bu baree bari dina leen ci intéressé, dina leen ci laal, surtout que ñu nekk ay liggéeykat nekk fi ak seen njaboot wala ñu yor ay imprese wala donc ñu nekk ay disoccupato ñoo xamante ni donc pour l'instant amuñu liggéey. donc fi ñuy njëkkee dañuy wax ci, doon nañ leen ko wax suñu vidéo yi njëkk yi, xam ngeen ne tey jii di la 30 janvier le 31 janvier 2022, donc tey jii mu nekkoon dernier jour scadenza pour il rinnovo della DSU. donc mbokki taalibe yi nga xamante ni dañuy jël reddito di cittadinanza, defoon nañ ci ay vidéo ci weer yële passé, doon leen ko wax. IMS xamle woon ne donc à partir du 31 janvier 2022 képp koo xamante ni bi rek yow présenté woo sa DSU, maanaam ginnaaw bi ngay def sa ISEE 2022 nga présenté sa DSU, donc la dichiarazione sostitutiva unica, bu amul rek alors yow sa reddito di cittadinanza dinañ ko gelé, maanaam dinañ ko suspendre ba keroog ngay am ISEE bu valide 2022 ak DSU. tey moo nekkoon dernier jour bi, waxoon nañ leen ko ci suñu vidéo yi jiitu yi. ñuy ñaan mbokki taalibe yi jël reddito di cittadinanza ñu jiima, donc bu fekkee duñu nekk ci position boobu, ñu jiima rapproché wu CAF yi ak patronato yi pour rinnovare seen ISEE ak la DSU di la dichiarazione sostitutiva unica. donc DSU bi nag, DSU boobu ak ISEE bi donc mi ngi nekk en rapport ak say reddito 2021 bu fekkee da nga koy présenté ci 2022 bi. ñu xamal ko mbokki taalibe yi, bu fekkente ne bi dañu suspendre sa reddito di cittadinanza ndax motif boobu, tant que présenté au DSU bu baax ak ISEE 2022 secondo i redditi del 2021, alors yow dañuy gelé sa reddito di cittadinanza ba keroog nga koy mën a présenté. bu ko defee ñu continuer di la ko fayaat normal. anke arretrati yi nga xamante ne bi biñ la suspendre jotoo ko woon a jël, IMS dina continuer di la ko joxaat ba keroog muy mat comme ni nga ko doon amee. donc ñuy ñaan mbokki taalibe yi ñu bàyyi loolu xel, ñi nga xamante ni ñooy jël reddito di cittadinanza. donc loolu moo tax IMS xamle note boobu noonu. bu ko defee képp koo xamante ni rek laal na la, alors nga teel cee jóg balaa muy gën a critique. alors feneen fi ñuy waxaat mooy IMS ba tey moo ngi xamle ne à partir du 1er février di suba 2022, pour nga accès ci sede IMS yi, il faut que nga am Green Pass wala nga am tampone valide wala certificato di guarigione del Covid. loolu tamit ñu leeral ko mbokki taalibe yi. kon à partir de suba di 1er février obligation lay doon ci képp ku am soxla ci sede IMS yi, il faut que nga présenter donc Green Pass wala tampone. dem na aussi valable na tamit ba ci sede yu mel ni Poste Italiane, banque yi ak tamit yenn ci office yi ak yenn ci tabakaay yi. donc pour nga am ci accès à partir de suba, il faut que nga am Green Pass, tampone wala donc certificazione di guarigione del Covid. ñu leeral ko mbokki taalibe yi, képp koo xamante ni donc
am nga ci officiaux yi soxla donc green pass bi léegi day nekk en vigueur. ñi nga xamante ni bii dañoo war a dem poste pour jëli seeni pensionné wala ñu am luñ fa soxla par rapport ak reddito di cittadinanza il faut que nga wane green pass pour soog a mën a dugg wala nga soog a mën a am accès ci officiaux yi ñu leen wax. ba tey à partir du 1er février 2022 obligation green pass lay doon ci képp koo xamante ni bi wax nañ leen ko alors am nga soxla ci banque, librairie, tabakaay wala donc poste italiane wala sede IMSS. ci noonu sax xam ngeen ne green pass bi nga xamante ne bi 9 mois la doon durer alors léegi réduire nañ ko wàññi nañ ko ba mu nekk 6 mois de validité. beneen mesure bi mooy à partir du 15 février 2022 obligation lay doon ci li ñuy wooye super green pass ci képp koo xamante ne bi rek liggéeykat nga nekk fii Italie moo xam secteur public la wala secteur privé nga am il super green pass boo xamante ne bi donc il faut que nga am ko pour soog a mën a liggéey. ñi nga xamante ne bi am nañ 50 ans jëm kaw ñoom la mesure boobu concerné donc obligation lay doon léegi à partir du 15 février 2022 il super green pass nei luoghi di lavori che siano privati o pubblici. alors leneen li ñuy wax mooy xam ngeen ne gouvernement bi fan yi yépp alors ginnaaw bi ñu génnee benn décret ci fan yi la ñu passé te ñu defoon leen ci vidéo muy il decreto sostenitore xam ngeen ne jamono ji ñuy wax ak yéen li gënoon a tardeel gouvernement bi doon valutare beneen deuxième décret sostegni quarter li ko gënoon a tardeel bokk na ci donc président bi doon élire fan yi te nga xamante ni kii di Sergio Mattarella moom lañ mujj reconduire ci postam ginnaaw bi nga xamante ne bi moom moo fi nekkoon donc dina jiitewaat Italie nekk le président pour yeneen 7 ans. pour l'instant Mario Draghi moom moo nekk donc ci il Palazzo Chigi donc moom moo nekk il premier. amut changement loolu tax na ba jeudi bii di ñëw gouvernement bi dina taxawal consiglio dei ministri boo xamante ne bi alors ñu ngi ciy wax li ñu wooye lo scostamento di bilancio maanaam fonds yoo xamante ne bi alors ñu bëree bëri ginnaaw bi nga xamante ne bi i 5 Stelle à travers la voix de Conte ñaanoon na gouvernement bi ñu gaaw alors génne benn budget tramite lo scostamento di bilancio pour financer beneen décret boo xamante ne bi day nekk un decreto intero pour gaaw taxawu askan wi liggéeykat yi donc désoccupato yi ak ñi nga xamante ni bi donc ñoom ñooy imprese yi. ci noonu nee nañ conseil des ministres bi di ñëw fii ak jeudi njort nañ ne dinañ ci waxtaane loolu ngir xool nan la ñuy amee lo scostamento di bilancio boobu pour mën a taxawalaat beneen décret boo xamante ni comme ni lañ ko waxee alors décret buy dimbale liggéeykat yi la imprese ak famille yi te ñu ñëpp ñu gënoon ko xam donc day gën a consacré wu ci i lavoratori stagionali intermittenti incaricati alle vendite porta a porta, lavoratore dello spettacolo e lavoratore donc occasionale. xam ngeen ne moo nekkoon bonus onnicomprensivo yi ak donc il reddito di cittadinanza il reddito di emergenza dañ war ko prorogare yokkaat ko ak donc des bonus fondo perduto per mbokki taalibe yi nga xamante ni bi ñoom ñoo yor partita IVA. ñu wax ne donc pour l'instant loolu bokk na ci objectif gouvernement bi pour voter waat beneen scostamento di bilancio xaalis boo xamante ni bi dañ ciy waajal beneen décret boo xamante ni bi dinañ ci taxawaat mbokki taalibe yi muy décret yi nga xamante ni bi xamoon nañ ko depuis l'emergenza del Covid-19 te bi paa nu njort ne mën na nekk il sostegno quarter. donc ñoo ngi xaar rek ginnaaw bi nga xamante ni amul changement ci gouvernement bi donc affaire yi mën na bañ a yeex pour ñu discuter ci lo scostamento di bilancio boobu ngir xaatim décret bi nga xamante ni bi décret intero lay doon mën a couvrir donc ñi nga xamante ni bi ñoom ñoo ko doon jël depuis lors ginnaaw bi nga xamante ni bi ñoo ngi woon ci l'evento del Covid-19. fi ñuy jeexale mooy dañuy wax ci boni spesa comunale boni spesa comunale xam ngeen ne financé woon nañ ko ci ristori bi ñu génnoon di nekkoon ristori bis xaalis boo xamante ni dañ ko alloué woon pour yenn ci communes yi nga xamante ni donc mbokki taalibe yi mënoon nañoo laaj bonus spese yooyu noonu ngir ndimbal buñ leen di jox jëm ci wàllu spese te nga xamante ni donc ay produits alimentaires rek lañ ci mën a jël ci yenn ci supermercato ak négoce yi nga xamante ni donc agréé nañ leen pour ñu mën a recevoir boni spese yooyu.
alors bu ñu jëlee commune bu mel ni Torino, alors commune bu mel ni Torino xam le ne depuis semaine bee ñu génn l'assessore del welfare comunale ñi nga xamante ni donc moom moo yor wàllu lépp lu jëm ci wàllu ay aide donc sociale xam le ne alors commune bu Torino entro il 31 di gennaio 2022 donc ñi defoon demande bi yépp pour boni spese yooyu noonu dinañ leen répondre via mail wala via SMS pour xam leen ne seen demande boobu accepté nañ ko wala dàq nañ ko. bu fekkee accepté nañ sa demande donc modalité yii la lii ñuy wax nag moo ngi concerner la commune de Torino ak ñi fi dëkk te defoon boni spese képp ku ko defoon réponse yi depuis une semaine ñi ngi commencé di jàll ci téléphone yi ak via email yi. donc mooy ne képp koo xamante ni defoon nga boni spese boobu ci at bi ñu génn rek donc ci weeru octobre bi passé entre novembre octobre ak décembre bu fekkee kenn nit nga ci sa nucleo familiare alors di nga am ba 120 euros di bonus spesa 120 euros yooyu rek ñu ngi ko jàpp ci kenn ba ñaari nit ñoo xamante ni bi donc ci nucleo familiare la. alors 120 euros yooyu dinañ ko retranché ci ñetti partie bu njëkk bi mooy chaque weer rek commune bi yow dina la envoyé ñaari boni spesa yoo xamante ni bi yow di nga ko mën a scaricare ci site bi ñu wooyee Torino Facile tramite lo SPID. boo demee ci négoce yi nga xamante ñoom ñoo agréé yu mel ni donc Gigante yi ak Mercato yi ak négoce yu bari yu nekk biir Italie donc agréé nañ ci di nga mën a scaricare boni spesa yooyu jël fa ay produits alimentaires yi nga soxla ba mu tolloog valeur bi nga xamante ni moom la commune bi jox. bu fekkente ni bi de 3 la ba 4 personnes comme ni ko loi bi waxee alors di nga mën a am ba 240 euros toujours ñoo ngi ba tey ci commune Torino 240 euros yooyu noonu commune bi dina la ko xaajal ñetti weer bu nekk dina la envoyé donc 80 euros di boni spese nga mën koo scaricare ci site bi dem donc échanger ko ci négoce yi nga xamante ni ñoom ñoo agréé. bu fekkee nucleo familiare bi présenté demande bi dafa nekk 5 ba ëpp 5 personnes ñoom dinañ leen jox ba 360 euros 360 euros yooyu dañ la koy xaajal ba tey ñetti partie 120 euros weer bu nekk dinañ la envoyé donc sa 120 euros di boni spesa nga dem scaricare boni yooyu mën a dem ci négoce yi nga xamante ni donc ñoom ñoo affilié wu pour mën koo jël. ñu xam le ne mbokki taalibe yu bëree bëri alors commencé nañoo jot message yooyu ba commencé jot sax seen i boni spesa ba scaricare ko dem di ko échanger. kon képp ku dëkk Torino rek maanaam la province de Piemonte rek par exemple te defoon demande boni spesa yi alors mën nga consulter sa téléphone wala sa email du ñàkk di nga gis message boobu noonu pour nga accéder ci site bi nag. il faut que nga accéder ci site bi ak sa SPID wala sa carte d'identité pour mën a donc télécharger boni spesa yooyu nga xamante ne bi valeur 40 euros lay doon donc ci premier donc message bi. bu fekkee benn nit nga ba ñaari nit ci weer bu njëkk bi 40 euros yeneen weer ci topp weer bu ci nekk da nga am 40 euros ba met donc 120 euros ñu jàpp ne kon 120 euros la ci kenn ba ñaar 240 euros ci ñaar ba ñett 360 euros ci ñeent ba juróom jëm kaw. donc loolu mooy li nga xamante ni bi gënoon naa fes ci boni spesa yi jëm ci régione Piemonte ak la commune di Torino. ñu ngi leen di sant bu baax a baax di leen gërëm seen mbokk taalibe Mor Talla Sarr jërë ngeen jëf.